mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci Walfadjri TV leeru jamono ngeen fi taataan xibaaru diggi bëccëg gi la ci gën a fës ci bopp xibaar yi kuréel gi boot sëriñu daara ya ne ca Pikine bëgg nañu nguur gi gën a jox gëdd ak taxawaay gu mat sëkk njàngum alxuraan ni mu taxawee njàngum nasaraan gi loolee doon na lu leen yitteel ci ndaje waxtaan dañ doon amal ca Pikine Théodore Semedo moo ñu koy dégtal nelawatuñu ba yandoor askan wa yeewoo ca HLM fii ci Ndakaaru la leen jaaxal mooy kër yañ fa nara daaneel toll nañ ci ñaar fukki kër yoo xamante ne ci jamono ji ña nga ca tànk nërmeel leen ci suuf ngir bëgg fa xalaat geneen yoon guddend ak juma Masalikul Jinaan ña dëkkee ca googule HLM ne xel xalaatul ñu bawoo fa seen bakkan lañ ci yemale daa ngeen ci dégg leeral yeeg kenn ci ñoom éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2019 Sénégal def na jaloore démb ca stade Léopold Sédar Senghor gannaaw bu mu noggatoo Guinée équatoriale ñetti bal ci dara da ngeen ci dégg leeral yeeg Alxayri Aydara xibaar yi ñeel bitim réew Mamou Diaby Gassama moo ñu koy dégtal mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. Walfadjri TV leeru jamono mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu fas yéene doore xibaaru digg bëccëg geek njàng meek njàngale mi doore kook njàngum alxuraan kuréel gi boot sëriñu daara ne ca Pikine jot nañu amal ndaje mu yaatu ngir méttitlu jafe-jafe yi ñuy dund sàkku nañ ci nguur gi mu gën a taxawu gën a dooleel yi tamit jox gëdd njàngum alxuraan fii ci réewum Sénégal ba ci moderniser daara yeek leneen ak leneen doon na lu ñu jot a tawat ci seen ndaje waxtaan ca Pikine dañ ci teewlu Théodore Semedo. sëriñu daara yi ñoom ñu ngi sàkku ñu gën leen jox seen gëdd ci wàllu njàng bi xam nañ loolu gannaaw bi nga xam ne dañu amaloon benn fin d'année boo xam ne dañ doon defal examen wàccaay alxuraan ci jàmm gën si Kambaaw te kii di oustaz Keba Gueye organisé ko woon te moom muy jiite institut Cheikh Moussa Gueye. mooy comme réew mi nee nañ réewu laïc la su fekkee loolu dëgg la te ñun ñu nekk 95%. defe naa suñuy bëgg-bëgg war nañ cee mën a taxaw comme ni ñu taxawee ci bëgg-bëggu ñeneen ñi te noonu liñ bëgg lu yomb la mooy état bi moo wax ne kenn ku ne yaay choisir loo bëgg sa doom jàng boo bëggee mu jàng nasaraan mu jàng ko boo bëggee mu jàng alxuraan mu jàng ko léegi ñun tànn nañ suñuy doom jàng alxuraan dañoo bëgg état bi mu dimbale ñu tabaxal ñu ay école yoo xam ne daara yu moderne jël fa ay jàngalekati alxuraan ñu de jàngal suñuy doom en même temps jël fa ay jàngalekat arab ñu leen di jàngal arab bañu ñu it français bu bokk ci ndax langue bu mu mën doon xam ko moo gën réeree ko loolu lañ suñu yonent jàngal kon nun loolu taxawaay bu mel noonu ci daara yi bu fekkee daara yi nga xam ne wóor na ko ne taxaw nañ taxawaay bu tegu ci yoon bu jàppale leen financé leen ci côté jàngalekat yi di leen fayal jàngalekat mi comme ni mu ko defee ci école publique bi en même temps it su fekkee daara ji dafa jar defaraat mu surveillé leen pour ñu defaree ko loolu mooy wargaru état ci ñun loolu lañ soxla. gërëm d'abord balaa ma gërëm kenn jàngalekat yi ndax wax dëgg yàlla li ñu présenté ci kanamu parents d'élèves yi présenté ko ci kanamu autorités yi ñoom ñëpp àndandoo nañ rafetlu ko te loolu wax dëgg yàlla ak cant yàlla la te résultats yi du tey lañ koy doog a wane du rek daje bii day am ñu wane ko mais daara ji ay résultats yoo am solo da ci génn dafa bëri ñu ci mokkalee ci daara ji génn dem ci franco arabe bi. kàddu yooyu sëriñ daara yi yëkkati egg na bu baax ci nopp nguur gi bu ñu sàkkoo ki nga xam ne moo jiite protection enfance muy wax ne dañ xaar seen tànku tubéy ndax daara yi ñu ngi liggéey bu am solo ngir daal di yar xale yi te tamit xeex fi mbirum yelwaan bi. di delloo njukkal rek di leen félicité waaye tam di félicité seen i waajur yi xamal leen ne nit mun na jàng alxuraan ba egg si kaw tiim àdduna bi yëpp te du jaar si yelwaan te aussi da leen di jàppale si loolu ñi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe pour seen doom bañ a yalwaanati ñi nga xam tamit dañu am ay jafe-jafe pour seen doom mun a jàng si anam yu sell loolu lépp nguur gi na si taxaw waxtaan si. ñu ngi taxawu daara yi si wàllu dund ñu ngi leen taxaw si wàllu matériel ak équipement waaye tamit ñu ngi leen taxaw si wàllu kuwaay la. nguur gi mu ngi siy góorgóorlu. dajale koppar boo xam ne moo war a wër daara Sénégal yëpp ngir yalwaan mun fi jóge. ci ndaje boobu nga xam ne bëri na woon trop ay waajuru ndongo ak ay sëriñu daara yu fa teewoon ràññi nañ bu baax xale yi seen mën-mën si wàllu tari alquran
ki dañ jokkoo yéen fii si diwaan Diamaguène Sicap Mbao Théodore Semedo Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Théodore Semedo. askan wa yeewoo ca HLM ci waxtu wi lee jaaxle nañu lool ndax dogal moo tukkee ci kilifa yi bëgg a daaneel lu tollook 20 kër foofe ca HLM ngir mun a xàllal yoon ab mbedd ga war a baw ca quartier ba wutali juma Masalikul Jinaan ñooñee fekk baax ca HLM ne atum 1958 ba tey ña nga fa xel xalaatul ñu jëlee leen fa ci anam yu dëppwul ak yoon dañ ci teewlu El Hadji Malick Ndaw ma yor seen kaddu ci micro Fat Bintou Diouf. dale ko HLM 1 ba fii population Colobane population Waagu Ñaay population Bopp ñëpp génn di HLM ñëpp génn di remercier aussi les jeunes dont les jeunes de HLM ma commune qui nous ont soutenus parce que ñoom gis nañ leen di remercier tamit une partie du conseil municipal di remercier l'adjoint au maire parce que ñoom ñëpp ils sont à nos côtés ils sont là depuis le début ils ont été là dañu ñëw taxaw pour jàppale ñu parce que tey mënuñu nangu tey que tali bii ñu tëj ko depuis at tey booy dugg sa kër am na sax koo xam ne dafa daanu yàlla jël bakkanam tey kenn mënutul dugg sa kër boo bëggee dem boo bëggee jógee HLM pour dem monument de l'Obélisque tu es obligé de passer par la zone A ou bien nga jaar Colobane ak ay embouteillage tey boo xoolee tey poussière bi donc compte tenu de tout ça population yi dañu sonn loolu moo tax tey population yi génn ñu tegati si nag ñoo xam ne dañu am seen titre foncier depuis 1952 65 ans ren nga ni ko tey da nga tabax jàkk dëgg la bu jàkk baax na waaye nga ni pour defal lu wër jàkk ji da ngay toj kër ya fa nekk yëpp 20 kër nga ni da nga koy toj pour yokk trottoir yi damay ñaan rek Sénégal ñu ubbi seen bët ubbi seen nopp seet lu dul dëgg ndax loolu dëgg wala du dëgg nañ ñu seet nag ñun nag wéet nañu si xeex bi wéetuñu parce que tey boo xoolee tey ñëpp a génn ñu si sant yàlla te di wax ni que nag on continuera à manifester te plus ñuy dem plus manifestation yi dafa nar gën a tar. fédération de ab kuréel gi boot ñi yëngu ci mbirum randonnée pédestre jot nañu amal ndaje mu waxtaan gu yaatu la ñuy sàkk mooy ñu xoolaat doxalin gi ndax ndakaaru nañuy doxalee randonnée pédestre ak kàddu yañ ca yëkkati wute na lool nañ koy doxalee ak yeneen i gox yi ne fii ci réew mi Libaas Diong ma jiite googule fédération sénégalaise gi boot ñi yëngu ci wàllu randonnée pédestre ay kàddoom ci micro Khady. randonnée pédestre bi ñu ngi koy doxal mais ni ñu koy doxalee Ndakaaru kenn doxalewu ko noonu Matam kenn doxale ko noonu Louga ni Tambacounda Kolda Sédhiou Vélingara ainsi de suite su ngeen seetee randonnée yi organisé Dakar pour di ko organiser yeneen dëkk yi yi si ëpp ay thèmes yu jëm si feebar yi la diabète hépatite B cancer ainsi de suite donc loolu moo tax su ngeen seetee fii Ndakaaru suñu organisé fukki randonnée juróom-ñaar yëpp comme société yi comme club yi si ay thèmes mu feebar la ñuy jël donc ñun dañu bëgg a am benn code de conduite ba nga xam ni ku ñëw di nga xam ne mën a utiliser randonnée bi pour jëm si wàllu politique pour jëm si wàllu diine pour jëm si wàllu askan déedéet randonnée bi daf fi nekk xam ne ma koy wax si olof nekk benn appui au plaidoyer que ça soit économique que ça soit social que ça soit de la santé ainsi de suite donc loolu code d'éthique boobu moom la ñu taxawal si code d'éthique boobu tamit dañu bëgg wàllu xaalis ba nga xam ni day daw si randonnée bi leer naññ si suñu biir bis bu ñuy lëkkaloo ministre aussi mu leer naññ bis bu gouvernement bi yónnee foofu ay inspecteur d'état ak nangam pour nu xool naka la ñu yoree alal ji nga xam ne muy jaar suñu loxo moo xam muy sport bi di football di basket bi yëpp loolu ñun aussi rëcc nu si wàll boobu. bokk na ci reportage yu jagleel ko xarale yu bees yeeg ngéneel ga ca am waaye nag yenn saay mu jur loraange ci ñenn ci askan wi ndax photo yaak leneen ak leneen nuñ koy jëfandikoo daal du aw yoon ba tax na mu mun leen a jural fitna photo montage bu Ouleye Mané mi yoon teg loxo ci jamono ji firnde la ci dañ ci teewlu dossier Abdou Khoudos Diallo. lii dal fan yi ñu génn kii di Ouleye Mané si nataal bu tegginewul jëm ci njiitu réew bu Sénégal jaarale ko si xarala yu yees yi di firndeel ni ba tey yeewaguñu si ni ñu war a jëfandikoo internet donte sax xarala yu yees yooyu jokkalante lay njëriñ waaye bët bu set ñu gis di xeetu kaddu ak ay nataal yu ñàkk teggin li nga xam ne moo dal Ouleye Mané ak ñi mu àndal si WhatsApp bi ñu fësal fa photo njiitu réew bu Sénégal ci anam yu ñaaw
nekk na loo xam ne dëppoowul ak sunu mbaax bu nu sukkandiko ci kaddu Modou Fall nekk ingénieur en informatique. photomontage déjà technique graphique bu lay jox dessin la ça veut dire que da ngay jël ay photo yu bari wala ay image ay partie photo nga monter leen pour am benn photomontage donc loolu dañ koy woowee aussi dessin mais dessin la assisté par ordinateur. donc boo defee caricature aussi caricature ci même sens bi la ça veut dire que mën nañ leen a dugal ci même groupe de lots yi muy ñoom ñëpp ay dessin lañ donc déjà beneen bi ci topp mooy il faut nit ñi aussi yow xam ni actuellement ak jumtukaay yu bees yi muy internet muy réseaux sociaux yi donc dañoo war a def attention parce que am na ci lu bari loo xamante ni ñàkk a xam loi yi wala texte yi moo tax nit ñi di ko def te xamuñu lim leen mën a jural par exemple ëllëg mën na leen a jural musiba mën na leen a jural lu nekk. ci loolu sax dafay jar ñu ràññee li nga xam ne moom mooy photomontage maanaam jël photo nit ki monté ko ak caricature nekk li nga xam ne da ngay jël nit ki di ko dessiner loolu nag kii di Omar Diakité nekk dessinateur moo ko xamle. waaw xam nga ñaari mbir yu nga xam ne bokkul aussi quoi. xam nga caricaturiste maanaam ñun suñuy liggéey ñun ay naataal la ñuy def alors si naataal boobu la ñuy génnee benn information bi nag lu ñu ciy jéem lu ñu ciy gëstu lu ñu ciy mbébét lu ñu ciy ut aussi moom mooy xeetum reetaan daal lañ ciy ut maanaam pour kaf pour ree pour neexal daal loolu mooy liggéey caricaturiste. photomontage comme turam nu mu koy waxee benn photo bu ñu monté la maanaam da ngay jël benn photo bii sangam jël beneen photo. nga boole leen léegi ñaari boole yooyu nag mën na indi benn genre information loolu mooy photomontage. ak lu mënta doon balaa ngay jëfandikoo image nit ki dafay laaj moom mu ànd ci. nit ki amoo droit jël image am di ko manipuler di ko utiliser sans pour autant moom mu accepter ni yow jox na la droit pour nga utiliser ko. consentement bu fekkente ni jël nga objet. nit ki moo xam image am la moo xam yaramam la moo xam lu bokk ci moom en tout cas parce que yooyu yëpp c'est des données privées yoo xamante ni moom la concerné moom en tant que individu donc yooyu nag boo ko jëlee nga am loo ciy def donc war nga koo laaj ba xam est-ce que mën nga ko def wala mënoo ko. ces deux informations yooyu nga xamante ne lu jëm ci wàllum données à caractère personnel maanaam lépp li nga xamante ne lu jëm ci biiru nit ki nekk na li nga xamante ne la ñuy nemmee ci réseaux sociaux yi waaye étudiants yi ñu dajee ñoom ñu ngi koy def sax waaye ñu ngi ciy ànd ak tey. photomontage ci réseaux sociaux yi comme ni ma ko waxee sànq rek mooy niñ koy monter baaxul maanaam caricaturer nit. ci image am te nit ki dafa am droit à l'image alors donc partant de là ci droit à image boobu waruñoo mën a di jël photo n'importe comment di ko dugal ci ay réseaux sociaux. waaw réseaux sociaux yi ñoo ngi ci Facebook bi ak WhatsApp bi ak Instagram bi am nañ ko ñu ngi koy utiliser mais tamit mën nañoo xam ne on peut dire que ni l'essentiel lañ ciy xool quoi am ay site information yoo xam ne nii dañ koy aimer di ci xool information bi la xew si jamono ji. des fois tamit ñu ngi ciy contact ak suñu yenn amis yoo xam ne tamit bokk ñoom benn endroit boo xam ci lañ nekk man bokk naa ci groupe WhatsApp mais 2 groupes WhatsApp laa bokk ces 2 groupes WhatsApp bi da am benn importance bi amal man des fois damay ajouté ci groupe WhatsApp mais ki ma ajouté dama koy woo ne ko retiré ma parce que sans mon consentement du ma ko nangu. réseaux sociaux yi ñu ngi koy dund positivement wax dëgg yàlla parce que am na information yu bëri yoo xamante ne da nga koy xam à travers réseaux sociaux yi. ba pare am na ñoo xam ne ñu bëri da nga leen di gëj a gis di nga leen di gis ci réseaux sociaux yi. donte yoon àdduna ci xarala yu yees yi ni ñu koy jëfandikoo Modou Fall di ci indi ay leeral. ni ñu doon considérer vie privée dafa changé parce que vie privée wu nit ki tey day dem ba ci réseaux sociaux yi day dem ba ci internet donc te comme day dem ba ci réseaux sociaux yi di dem ba ci internet donc il faut am loi yu koy encadrer de telle sorte que ci réseaux sociaux yi ak internet buñ ci defee naka sudul noonu ci li nga xamante ni dafa concerné doomu aadama bi donc yoon mën a dal seen kaw donc looloo tax loi boobu ñuy wax la loi numéro 2008-12 ñu créé ko nga xamante ni nii lépp loo xamante ni nii ak la ak yelleef doomu aadama ak lépp loo xamante ne ni dafa jëm ci nit ki moo xam yaramam moo xam visage am moo xam ay photom moo xam ay vidéom moo xam ay bagage am daal lépp lu ci jëm rek donc bu boobaa yoon may na ko donc ñu protéger ko ba waruñu ko utiliser nit ki war ko utiliser nu ko neexee te moom àndu ci. looloo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy dessinateurs yi tiituñu benn yoon ci seen i ëllëg. Omar Dia. non parce que ñun suñu métier amul benn kii ak loolu xam nga lu indi confusion bi moom mooy lu mu la wax sànq moom mooy sama benn dessin la ñuy génnee ne loolu moo tax ndaw si ñu jàpp ko léegi nag foofu la ñëpp jëlee idée bi ne caricature lañ ko dañ koy tere caricature am na problème or que affaire bi photomontage lu caricature.
te loolu nag jar nañu art ndaw yi nga xamante ne ñooy jëfandikoo réseaux sociaux yi ngir lii dal kii di Ouleye Mané ak ñu ñam bañ a leen dalati. ñu ngi koy jaajëfal Abdou Khoudos Diallo ci googule reportage mbokk yi ci noonu yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew tolluwaay élection législative ca France attentat am ca Cameroun dañ ci teewlu Mamou Diaby Gassama. France niki tey jii lu tolloo ko ñeent fukk ak juróom-ñaari millions électeurs danañu dem sànni seen xob ngir fal juróom téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar député maanaam ñi leen war a toogal ca penc ndaw réew ma juróom-ñetti junni candidat ñoom ñooy amal bile jongante ci atum 2012 ci premier tour 21,06% ay électeurs français ñoo demoon wote ci suba si waaye tey ji 19,24% maanaam téeméer yoo jël fukk ak juróom ñeent yu toftal ñaar fukk ak ñeent rek ñoom ñoo daal di dem ca bërëbu votekaay yi. Alassane Ouattara dalal ca l'Élysée njiitu réew bu France di Emmanuel Macron dana toog ak moomu niki tey jii ci ngoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire mooy guletu njiitu réew africain bi ñu dalal ca l'Élysée niki ci nguuru Emmanuel Macron bu ñu sukkandikoo ci benn source diplomatique lu ñu mel ak yëg-yëg bu rëy la niki noonu sax Côte d'Ivoire dana bokk ci conseil de sécurité yu mbootaay xeeti niki atum 2018 ñaari njiitu réew yi danañu waxtaan ci wàllum kaaraange ak xeex lii di terrorisme waaye tamit war nañu àddu ci li nga xamante ne mooy koom France sax mooy ñaareelu partenaire économique bu réewu Côte d'Ivoire gannaaw réewu Nigéria ak tamit am na lu jege juróom ñaari téeméer bërëbu liggéeykaay yu ñu jot a samp foofee ca Côte d'Ivoire. cong moo daal di am niki guddi aljuma jàpp gaawo foofee ca bët gànnaar réewu Cameroun ca gox bi ñu duppee Kolo Fada benn soldat daal di si ñàkk bakkanam ñaar daal di am ay gaañu niki ay at yu bëri terroriste yi fare ci kuréel bi di Boko Haram ñi ngi woyal bu baax di amal ay cong bi yoon moom ci benn daluwaayu militaire yi lañu daal di amal bile cong. yegg si nañu ci tàggat yaram bokk na ci la ca gën a fës match bi doxoon démb diggante Sénégal ak Guinée équatoriale Sénégal jot ko noggatu 3 ci dara moom la ay gune Aliou Cissé am démb ci stade Léopold Sédar Senghor dañuy dundaat match Guinée mel ak leeral yeeg El Khayri Aïdara. 3 ci dara la gaynde yi gagné waa Guinée équatoriale ci bëccëg mu njëkk lu jëm ci éliminatoire CAN Cameroun 2019 gaynde yi ñoom sax dañoo teel a dugal bi bu ñu amee rek 56 secondes la kii di Moussa Sow daal di dugal bi bu njëkk bi 1 ci dara la ñuy demee ci mi-temps bi gannaaw bu ñu delluwaatee ci vestiaire yi xaaru public bu bëri bi nga xamante ne ñëw nañoo seetaan jogante gaynde yi xaw naa yàgg lool faw ñu xaar rek 72e minute ki nga xamante ne mooy Moussa Sow daal di dugal ñaareelu bit bi kii di Idrissa Gana Gueye moo ko daal di jox benn passe bu rafet bu ñuy naan sax caviar ba tax na Moussa Sow dugal ñaareelu bitam ci biile jongante mu daal di yokk compteur biyam ci équipe nationale ci juróom-ñett ak juróom-ñeenteelu but moom sax jamono ji moom mooy meilleur buteur en activité ci biir équipe nationale bi supporters yi kontaan lool ñoom ay tàccu lañ doon poussé ñi nga xamante ne ñooy gaynde yi biñ demee ba temps réglementaire yi jeex ci biir temps additionnel bi ki nga xamante ne mooy régulateur bi milieu terrain bi ñi koy wooye sax force tranquille moom sax mooy joueur bu gën a capé ci génération bu yees bi bu équipe nationale moo daal di dugal ñetteelu bii bi daal di rey bépp yaakaar bu waa Zalan national bu Guinée équatoriale ba tax na askan bi ak public yépp yu fi ñëwoon foofu ñi daal di bég lool ci loolu sax Sénégal ci biir groupe A bi moom moo nekk ci bopp classement bi ndaxte 3 poñ la am plus 3 kii di Madagascar daal di ci topp mu am 3 poñ plus 2 gannaaw bi gaynde yi toogee juróomi match te amuñu fa ndam Pape Aliou Ndiaye ak ñoñam yi ñoom daal di am abile ndam bu rafet lool kon mu mel ni tàmmale nañ ci lu gën a rafet li nga xamante ne mooy éliminatoire Coupe d'Afrique Cameroun 2019.
mangoog ci googule match ca stade Léopold Sédar Senghor gaynde yi ñoom jot nañ fa wone seen i mbégte ku mel ni Pape Aliou Ndiaye Ismaïla Sarr Abdoulaye Diallo ak Kalidou Koulibaly ñoom ñëpp nee nañ daal la ñu doon xaar ci match googee am nañu victoire bu njëkk mu ñeel éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2019 ten leen di teewlu ci micro Alkhayri Aïdara Demba Thia. Je suis très content aujourd'hui. kontaan nañu trop ci suñu ndam bi man personnellement xam naa ne def naa match bu mujj ayib waaye yombul woon ak contexte bi ñu toog lu yàgg te amuñu victoire ba tax na match bi xaw naa métti waaye ñun gagné nañ moo gën a. C'est très prometteur pour la suite. match bi xaw naa métti lool waaye bii bu ñu teel a dugal ni moo tax ñu mën a gérer suñu match bi. On a marqué le but très tôt. La Guinée est une équipe dangereuse. Guinée équatoriale ñëpp xam nañ ne équipe bu baax la te mën a football waaye bu ñu dugalee deuxième bi rek mu ñu daal di nekk à l'abri ñun ñëpp kontaan nañ te xam naa ne sénégalais yi tamit kontaan nañu ak ñun. respecté nañ li nga xamante ne mooy consigne coach yi daf ñu ne woon ñu daal di leen pressé ci kaw kon loolu lañ def ba tax na ñu daal di gagné ndam bu yaa bi. match bi métti na pour ñun gardien yi ndaxte il faut nga concentré wu nga bañ a encaissé bi te nga ànd ak sérénité bu baax waaye nag essentiel bi moo ne woon ñu gagné te gagné nañ xam naa ne alhamdulilah pour li ciy topp. mangoog yem ak fu ñuy jeexale xibaaru diggi bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono lu nuyoo tàggatoo jot na jaajëfal Demba Thiam mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène fegook Fatou Diouf Faye ci réalisation xibaar yi mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu gi ñu yendook jàmm ak programme Walfadjri yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.